Sunugal 24 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte teewaat fii ci le point de la rédaction tey nag yemoo ak vendredi ñu fas yéene waxtaane bépp actualité rawatina les faits divers Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax Moustapha di la bàyyi nga nuyoo ak mbokki internet yi seetaan Sunugal 24. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xam ne internet Sunugal 24 nga ñi nga xamante ne baaxoon na ñu di ànd ak ñun dooree ko ci bu ñuy lancé direct bi. ba à chaque fois rek ñuy am seeni retour ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois. ayca mi ngi noonu Moustapha Mbaye wax naa ko ci ndorteel mais actualité wala li nga xamante moom mooy fait divers moom la ñuy waxtaanee tey nag fait divers bu doy waar la ñu am mi ngi amee fële ca Diourbel la amee donc mu nekk loo xam ne si ni Moustapha Mbaye yàgg nañu am bu ne mais bii moom yaakaar naa ni mosu fee am muy benn waay boo xam ne si ni mi ngi wuyoo ci Adama Mbaye moom nag dafa dóor soxnaam ba nga xamante ni ba mu xam. li ñu jote nag mooy Adama Mbaye dafa soxla woon ki nga xamante ni moom mooy soxnaam bëgg a ànd ak moom soxna si daal di bañ ne ko dafa sonn na bàyyi ba suba loolu nag la Adama Mbaye mënta dégg ba tax na génne na ko ci néeg bi dóor ko ba nga xamante ni kii nga xamante ni moom mooy soxna si moom daal xawoon na perte li nga xamante ni moom mooy conscience ba xëm loolu nag mi ngi xew guddik 13 jàpp 14 ci le 13 août donc ci la amee foofu ci Diourbel mu nekk nag loo xam ne si nii dem na ci tribunal ba tëj nañu ki nga xamante ni moom mooy jëkkër ji Adama Mbaye moom tëj nañu ko lu toll ci fukki fan yi kaso lañ ko tëj loo xam ne si nii nag Moustapha moom comme ni ma ko waxee rek violence conjugale bi moom mooy ñëwaat rek ba léegi bëgg ànd ak sa soxna mu bañ motif bi mu la tegal tax lu xel mën a nangu la ndax dafa sonn ndax ku xam jigéen ñi li ñuy daj bëccëg gi surtout bu ñu ayee nekk ci waañ wi nekk ci lu nekk guddi gi ñu bëgg a tëdd noppaliku nga bëgg ànd ak moom mooy la dafa sonn wax la li am dafa sonn na bàyyi ba suba mais moom loolu la bëggul dégg jàpp ko na ko dóor ko ba nga xamante ni kii di soxna si dafa mujjee xëm. alors naka nga gisee fait boobu déjà bala ñuy ñëw ci li nga xamante moom mooy violence conjugale li xew foofu ci Diourbel te Adama Mbaye def ko. waaw encore une fois dafay mbir moo xamante ne rek dañ koy ñaawlu parce que quel que soit motif bi ak lépp lu mu ci mën a doon waru ko mën a dóor waxuma laa mu koy dóor yenn dóor yoo xamante ne fi mu ko dóor rafetul ndaw si dem ba xam am na nu ñu ko expliquer noonu mi loo xamante ne vraiment dañ koy ñaawlu bu baax a baax mais nag bu mbir amee chaque fois. dafay baax ñu dellu ginnaaw tuuti gëstu ba xam lan moo waral mbir mi est-ce que c'était la première fois femme bi daf ko jëkkëram wala est-ce que avant loolu am na lu ñu jote woon wala est-ce que avant loolu seen diggante ñoom ñaar est-ce que c'était une relation boo xam ne c'était tendu wala naka la doon dundee ak jëkkëram yooyu yëpp éléments yooyu yëpp bu ñu ko amoon peut-être ñu fekkee procès bi xam ñoom ñaar naka lañ doon dundee dina tax ñu xam ndax lii nuyoo woon na wala ndax loo xamante ne waa ji dafa jékki-jékki def ko ak waa ji aussi tamit comportement am est-ce que c'est un gars boo xam ne dafay jël drogue parce que c'est un gars boo xam ne dafay jël alcool xam nga am na bëri na données yoo xamante ne parfois dinañ expliquer violence boo xam ne dafay am ci biir néegu sëy parce que dafay xaw a simplicité trop nga yem ci koo xamante ne dafa dóor jabar ji rek nga ne violence conjugale baaxul pourquoi muy dóor jabaram parfois dafay laaj ñu dem la ca gannaaw dóor ba lan moo ko waral bu ñu fàttali ko aussi tamit diine sa jëkkër soxla la nga bañ daf ko condamné bu baax a baax waaw dañuy wax ne sax malaaka yi dañ lay yëndoo rëbb ba fajar donc ce qui veut dire que loolu moom bu dee cadre diine lañ dugg rek il est impensable jigéen borom këram di ko soxla mi bañ mais am nga parfois loo gis rek dafay am lu ko waral ndaw si moo xam li tax mu ne ko dafa sonn ak lan moo waral loolu aussi tamit donc mbir la boo xamante ne daal pour man am na ay interrogation yoo xam ne dafay des ci ginnaaw fee bi nga xam ne mooy waa ji dóor bi mu ko dóor mais tamit am na mbir loo xam ne moo fi nekk lu am mooy dóor yi mu ko dóor jaaduwul te kenn mënu cee ànd ak moom. kenn mënu cee ànd ak moom moo tax it daal di nañ koy daan fukki fan yi kaso moom Adama Mbaye mi nga xamante ni moom moo def jëf ju ñaaw jooju mais comme ni ñu ko waxee li ñu jote moom mooy wàllu sëy ndax bëgg a jot see soxna mu bañ ak góor bu bëggee soxnaam est-ce que dina tàqalikook sago boobu noonu tamit man na bu fekkul même bu dul affaire drogue wala affaire leneen sax góor gu nekk góor ga. waaw góor gu nekk góor nga mais je pense que sa soxna du loo xamante ne benn occasion exceptionnelle lay doon wala loo xamante ne soxna la mi ngi mel ni baykat bi ak toolam donc mënul di gëj ci tool bi nu ko ci neex la ci waaw mi ngi noonu donc mbir la boo xamante ne pour man bu doon koo xamante ne célibataire la ñu ne au moins dafa gëj a gis wala dafa gëj a am wala genre yooyu mais koo xamante ne sa soxla la c'est un fait c'est un acte que vous faites régulièrement donc pour man mbir la boo xamante ne warul mën a yóbbu nit ki mii dem bay violenter jabaram maintenant léegi bu violence bi amee nag dañuy xool
waa ji ko violenté tamit naka la mel ak ban genre nit la parce que parfois fait bi dafay am mais ki commettre fait bi tamit ban genre mais est-ce que c'est la première fois ndaw si di ko def loolu. loolu laa wax dama ne am na ay interrogation yu nekk ci ginnaaw yoo xamante ne tey jii amaana buñ ko amoon dinañu gën a yombalal suñu analyse ak suñu lecture fait yi nga xamante ne moo am foofu ca Diourbel mais comme information yi am buñ ciy sukkandiku rek dañuy teniraale en compte interrogation yi nga xamante ne jotuñu ko am ñu defaale ay hypothèse tamit selon ces informations yooyu buñ ko amoon ak buñ ko amulee donc bu ma reprendre nit ki nga xamante ne moo def violence bi xam nga violence dañuy wax mbir la boo xamante ne ñëpp ko am dafay mel ni xaw ma nu ma la koy mën a waxee mi ngi mel ni yenn qualité yi colère violence nit ki c'est-à-dire dafay nekk loo xam ne si li am ci nit lay nelaw li am ci nit la ñuy nelaw voilà dafay am lu nekk ci nelaw am na ñoo xamante ne lu ko génnee ci ñoom dafa yomb pour ñoom pour ñu exprimer wu lépp rek violence la am ñoom sont de nature comme ça lépp lu ñu exprimer violence la léegi nag pour nga mën a remonter ñooñu lan moo waral ñu mel noonu lan moo waral ñi violenté même bu ñuy wax dañ lay jéem a yuuxu bu ñu la yuuxul boo leen jegee ñu dóor la bu ñu dóorul ñu ngi lay jéem a harceler donc genre yooyu toujours dafay baax nga remonter toujours seen àddina naka lañ ko dundee am na ñoo xam ne environnement familial bi ñu màggee am na lu mu ci def da ngay gis koo xam ne dafay nekk ak ay doomam yaay ji wax mu ne ko noppi laajuma la doom ji sigi xool papa ji wala mu xool yaay ji noppi waat wala nga nekk ak say parents jékki-jékki gis paa bi jóg dóor mère bi kii wax kii dani xale bi yooyu mu koy dund à bas âge dafa di ko màgguwaale dafay am lu muy def ci moom te yenn parents yi duñ ci bàyyi xel donc environnement bi parfois mën na ci am benn effet boo xamante ne souvent ñoom duñ ci bàyyi xel am na ñoo xam ne aussi tamit comportement bi ñuy am dafay doon benn expression boo xamante ne peut-être colère la wala amertume boo xam ne yàgg nañ koo dajale vis-à-vis seen soxna c'est-à-dire soxna si nga dëkk ak moom mu di la defal nañ nga koy muñal bu coow li amee nag après da ngay dégg ñu ne damaa yàgg muñ wala sama boolu muñukaay moo fees moo tax ma réagir ni waaye pourtant sax du woon sax sama jikko waaye moom ma ci poussé parce que à chaque fois su ma ko soxlaa rek mënul nekk wala mu bañ donc kooku dafa exercer violence bi pour yaakaar ne solution la su ma ko dóoree dina ko saafara mais man du sama nature wala dama sësoon donc bëri na nit ñoo xamante ne rëccu après dafay am rëccu après daf si am loolu moo waral à chaque fois ñu ne boo meree bul agir si saa si li gën mooy nga noppi def na la ko defaat na la ko mu am li ñu lay conseillé mooy nga noppi nga dal ba bët set nga pose à tête reposée nga ne ko la dernière fois lii ak lii def nga ko lii ak lii def nga ko lan moo tax réponds-moi franchement nga déglu ko bu la indilee ay réponses yoo xamante ne léegi leer nga ne lii ay wax yu daanu ci saret la nga jël note ne ko xam nga ni tegul fenn toujours rek pour nga bañ a dugg ci verser ci violence ak yooyu noonu nga xoolaat naka ngay def am na ay parents loolu nag yombul non xam nga nit Mahfouz il faut nga jéem a am retenue parce que jigéen ku nekk moom il faut nga am retenue tey jii ñi nga xam ne dañuy dégg seen soxna yëpp dañuy nekk ak seen soxna kenn mosu leen dégg ñu xulwa kenn mosu leen dégg ñu xeex wala dóoru ko mais ku góor ki day muñ mais ku soxna si tamit dafay muñ te pourtant comme ni nga ko waxee noonu sax dañuy am problème dañuy am problème fekk dañuy am problème dañ koy régler ci façon bi nga xam ne si ni moom moo gën ay nit bu ñu nekkee il faut ñuy tanente il faut ñuy tanente xam nga tey jii am na maa ngi ko fi doon wax la dernière fois am na violence yoo xam ne da nga koy gis nii mais amoon na ay signes avant coureur yoo xam ne dégagé woon na au début xam nga comme par exemple ki nga xam ne dafa yàgg dafa soxla soxnaam mu bañ mu soxla ko mu bañ mu fexe wëlbati ko violenté bu gaaw soxna si daal di obtempérer. si loolu dañ koy tuddee viol. viol lañ koy tuddee viol sa soxna ngay viol effectivement loolu viol lañ koy wax. soxna si daal di obtempérer mu daal di bàyyi mu dem. gis nga kooku exercer na violence mais soxna si bàyyi ci xel. dafay jàpp ne daf koy jaay doole exiger ko mu dem mais kooku tey jii beneen imagine toi mu jaay ko doole soxna si campé fi mu campé mu jaay ko doole soxna si jàpp fi mu jàpp mais lan mooy mujjee am xëccoo mooy mën a am xeex ku góor ki doole yemul mu gaañ ko mbaa mu dóor ko foofu la ñuy mujjee moo tax toujours til rek am na ay signes avant coureur yoo xam ne boo koy gis ku jigéen ki tamit dafa war a taxaw xam nga boo nekkee góor mu saaga la nga passé l'éponge beneen yoon mu koŋ la nga passé l'éponge bis bu la dóoree arrêt yow yaa bàyyi ngeen yegg foofu d'abord ba mu lay saaga wala ba muy commencé yenn moo déplacé nga naan kan taxawal lii kat bokkul ci sëy bi ngeen lijjanti ko lii kat bokkul ci sëy bi bu ma ko waxati non man sama habitude la su ma meree damay saaga wala nga non bokku ci man dundewu ma noonu bu mu am donc am na yoo xamante ne pour man dafay nekk ay règles yoo xam ne il faut ngeen définir ko dès le début mais su fekkee nit ki dafa saaga nit ki dafa koŋ nit ki dafa dompe doo wax dara nga naan moom de lu ko neex la ñu naan sëyee ko toogal nga muñuwaale di ko muñ parce que bëri na ñoo xamante ne bëri na jigéen ñoo xam ne tey jii ñu ngi dund ak yenn jàngoro yu góor yi ñoo leen ko teg non seulement bu dul violence bi nga xamante ne
violence physique la mais violence verbale la ñuy dund seen biir néegu sëy kii dañ ko violenté violence bi nekk violence physique moo tax ñu atterri tribunal mais am na ñoo xam ne violence verbale la ñuy dund seen biir néegu sëy mënuñoo dem tribunal. soit ay feebar lañ ci jëlee. mi ngi noonu booboo gën a bon ay problème cardiaque lañ ci jëlee ay goitre waaw. mais am na góor ñoo xam ne si ni Moustapha ñi ngi dund lu métti ci néegu sëy muy ñi nga xam ne si ni seen jabar yi dañ leen di maanaam pour ñu séq ak seen soxna yi dafay xaw a métti dañuy jot ay chantage des fois nga laaj soxna si dara soxna si laaj la dara nga ni ko awma bu guddi jot nga soxla ko mu téye boppam sol yoo xam ne si ni sol ay jiin lu la ñu ngi ko fi gis te loolu aussi góor ñi ñoo koy subir je pense que tamit loolu violence te am na ñoo xam ne si ni ñu ngi koy dund ci seen biir kër ñu ngi koy dund seen biir néegu sëy yi ba pare mun ñu ko wax fenn te bu problème amee rek comme lu mel nii amee rek ku góor ki la ñuy jox daanaka toor bi. mais xam nga ki am comportement boobu peut-être dafa am lu mu comprendreul ci sëy xam nga ki nga xam ne dafa commencé jël ay chantage di ko teg si diggante moom ak borom këram am na yu bëri yu mu umpale ci sëy xam nga sëy bu fekkee ne da nga nangu renoncer benn partie sa liberté nga jël sa liberté nga am loo ci renoncer moom mu jël liberté am lu mu renoncer ngeen dajale ko ngeen mën a nekk parce que ku nekk dafa am ay concession yooyu def yow da ngay am looy bàyyi loo xam ne say jikko la woon mais léegi kat dafa am koy fanaanoo léegi dafa am doomu jàmbur booy nekkal kat tax na lii kat mënatuma koo def wala comportement bi mënatuma koo am loolu mooy sëy ku nekk da ngay am loo bàyyi loo def am ay sacrifice yooyu def pour ki nga nekkal mais su fekkente ne yow ki nga nekk léegi da nga dem ba au delà li nga xam ne da nga ko waroon def mi naturel au delà de li nga xamante ne comportement boo xam ne lu war a yomb la war a doon lu war a simple la doon nga ne ko boo ma joxul nangam du ma defal nangam wala boo ma deful joxul nangam doo am nangam ci man donc kooku déjà pour man génn na ci cadre sëy mais mi ngi mel ni kii business ak jëkkëram te booy business ak sa borom kër nag su boobam tamit daf lay jaay jàppee comme objet boo xam ne dañ koy jënd di ko jaay su ko neexee man comme damaa fay sama xaalis comme su ma fay sama xaalis laay jot li lu ma neex laa ko def mi ngi noonu waaw mais léegi dañ la koy jaay même boo génnee ci cadre sëy si néeg bi sax beneen mbir mën la ci chantage boo deful nii du ma la defal lii wala du ma def lii wala du ma fóot wala genre yooyu dama laa ñaanoon nga bañ wala mënoo ma defal dara xam nga chantage boo koy def nit mun nga am mu defaloo mais du ko def ak xol xam nga loolu moo garaaw ci chantage man tey ji soo mënoon soo mënee par exemple soo ma joxul nangam du ma la jox nangam wala du ma la defal du ma la demal nangam mais xaalis damay gis ne yow rapport xaalis bi nga gis moo tax nga defal ma mais defaloo ma donte da ngaa bëgg rek defal ma te loolu nag dafay tax ki nga xam ne daf lay defal xolam du ci sedd te nit ki lu muy def ak defeewu ko ak xol bu sedd rek toujours dafay feeñ ci jëfin ba mi ngi mel ni ñaari employé nekk ki nga xamante ne dafa am motivation ak salaire bu normal ak ki nga xam ne amul motivation amul salaire bu normal toujours seen liggéey boo moytu dina am différence waaw parce que kii daf koy def ak xol parce que xam ne ne kat dama war a mériter salaire bi ñu may jox man kat li ma war a def dama ko def normalement correctement parce que sama njaatige bëgguma gàcce jox sama diggante ñu ñaar du bokk ak kële nga xamante ne moom mooy loolu nekk ci ay conditions yu baax liggéeyul gi donc loolu lépp daf ciy feeñ moo tax bu déjà buñ duggee ci chantage rek bonjour les dégâts la ñuy wax parce que après ku góor ki tamit mën na am fu mu téewee boppam mën na am lu mu téewee boppam tamit dafay war a tamit muy génn dem seeti ji leneen baa muy defi leneen parce que su fekkente ne bànneex bi mu waroon am amu ko fa loolu su ko amee daf koo jënd su boobaa dina seet keneen koo xamante ne mën na ko jox bànneex te du ko jënd amaana mën na doon beneen jabar mën na doon koo xamante ne tamit maîtresse lay doon donc am na ñoo xam ne si ni ni ñu ko waxee góor ñu sonn ci seen néegu sëy yi nekk sa soxna ba pare mënoo am benn satisfaction ci moom wala soo ko amee rek da nga def loo xam ne si ni bokkul sax ci li nga xamante moom mooy sëy maanaam mooy sédd ci chantage yooyu ñu lay teg mu nekk loo xam ne si nii am na góor ñu koy dund fii ci Sénégal te xamuñu fan lañ koy jooytoo loolu mooy problème bi Moustapha góor ñi toujours problème mu jigéen ñi rek la ñuy teg jigéen ñi si biir seen biir néegu sëy yi jigéen ñi seen biir néegu sëy yi alors que des fois am na ay góor yoo xam ne si dañoo sonn ci seen sëy yi ba pare amuñu fenn fu ñuy jooyee mais am na association des maris battus bu Charles Foster jiite toujours buñ ko déggee ñu bëri dañuy reetaan ñu bëri dañuy jàpp ne c'est pas du sérieux mais pourtant lu war a mën a nekk la parce que am na ay borom kër yoo xam ne seen i soxna dañ leen di dóor dañ leen di dóor te loolu li tax mi gën a garaaw mooy dóor bi doo ko mën a nettali fenn doo mën a toog xam nga ku jigéen ki boo ko dóoree waaw dina gis frère am dina gis sœuram ne ko man kat kii daf may dóor suba ngoon guddeeg bëccëg kooku dem woo ko wax ak moom mais imagine toi nga dem gis sa frère wala keneen kan wax si soxna si daf may dóor fu mu toll mais yan bët da lay xoolee te naan mais Mahfouz attends yow tamit sa wax ma leneen mais am na ñoom tamit ñoo waral dóor yi parce que fekkee da nga doy ne man seeti jabar joo xamante ne non seulement def na buraka la am doole tamit am poids nga xam ne bu la riñaanee rek balaa nit ñi ñëw non xoolal mu dóor la ci suuf am na ñoo xam ne si ni ay nit yu ndaw la ñu yor bu wax dama lay dagg juste après mu continuer mais am na ñoo xam ne si ni ay soxna yu kii lañ yor mais te ñoom amuñu physiquement tolluñu nen
mais tey am nañ baat ci seen kër bu ñu waxee dañ leen di déglu parce que am nañu nu ñuy comporté woo am na nu ñuy yore seen soxna am na benn caractère boo xam ne si ni am nañ ko mais tamit mën nga toll noonu la neex ba pare nga am jabar ju ndaw mu lay conditionné naan fii ngay jaar du am baat sa kër mais xam nga loolu question de personne la encore une c'est affaire ça. nit la Voilà. jigéen mën na am taay bu ndaw ba pare doon koo xam ne nitu xadar lay doon nitu fitna lay doon jigéen mën duñ ci ça veut pas dire que boo ngandeer da ngay kii Voilà. am na ñoom dañuy tuuti mais bu ñu song ak yow nga foog ne góor nga songonteel Wallaay. donc loolu ci nature la ci nit la ci bind la comme li ñu doon expliqué léegi rek yàlla moo bind te yemalewul donc dañuy wax rek ne du loo xamante ne dañ koy teg rek ne ku ngande boo tuutee waroo takk ku ngande wala kii daf lay dóor nit ki ngande na ba mat jëkkëram ñaar te du ko mës a song du ko mës a joxoñ donc c'est-à-dire il faut que nit ki comprendre sëy concept bi il faut nga comprendre ko mag ñi dañ naan da nga seet si woo da ngaa seey si waaw ñoom ñaar ñëpp ñoo war a seey parce que bu kenn kese seey tamit amul njëriñ ñoom ñaar ñëpp war a seey gis nga dañ naan ko jigéen ki del muñ booy dem dañ naan del muñ mais ku góor ki tamit dañ ko war a wax del muñ parce que il faut que muñ bi doon lu réciproque pour jàmm mën a am mais bu kenn ki du muñ keneen ki du muñ benn jour boolu muñu kaayam mooy fees te dafay tuuru te jigéen sax ñàkk mat moo tax ñu muur ko yóbbu ko guddi pour yóbbu ko ci kër jëkkëram donc jëkkër ji aussi il faut muy muñ parce que ñoom ay tooñkat lañ mi ngi noonu il faut que tanante am mais boo jàppee ne yow kii lu mu la def da nga ko war a lijjanti léegi te wax naa ba da gis ko ne wax naa ba sonn déggul wax naa ba sonn fa ma jëm ak yow nag di nga ko xam ça veut dire yaa ngi koy menacé déjà su ma waxee rek doo dégg wala su ma waxee rek nga teggi bañ maa moytu fa ma jëm ak yow boo moytu di nga xam ça veut dire benn jour lay wax rek waa ji talaata ko pourquoi parce que dama ne yàgg naa wax déggoo ma waaw yàgg naa wax dégg ma or loolu du solution parce que pour man jigéen xam nga ku nekk am boo nekkee nit ki di sëy ak moom ngeen am fu ngeen jaar war nga mën a xam fii fan laay jaar ak moom soit ku nekk soit am na parent wala am na foo xam ne boo waxee moom dina la dégg wala am na frère wala am na sœur boo demee dem ba nga xam ne ngalawaay kii mënoo wax ak moom mu dégg loo def du la dégg mais séparation am na tas am na bon sëy am na tas tamit am na ngeen séparé woo ci njëkk ak teranga wala nga bàyyi ko mu dem seen kër à un moment donné nga yar ko au moins bu dellu siwaatee dina changer comportement bu changer wul comportement nga am benn réaction parce que lépp moo gën dóor parce que ki nga xamante ne tey jii dañ la ko jox mu bàyyi yaay bàyyi papa au moins am na loo xam ne def na ko loo xam ne pour man mérité wul dóor am na ay sacrifice yu mu après nu mu munti mel nag ku dul wann baat la kii tontu la mais am na ay sacrifice yu mu def ngir yow am na loo xam ne mi ngi koy def te yow la koy defal ci àddina bi du ko defal keneen donc kooku pour man war na mën a tax sax rien que boo xoolee ci angle boobu rek nga ne kii sama loxo dinaa ko ruuse yëkkati di ko teg si kawam et boo amee comportement boobu je pense que violence conjugale kenn dootu ko waxati et jigéen ñi aussi tamit di bañ di toññar bi parce que parfois nga tooñ leen mais dañuy toññar bi aussi da ciy am mais Moustapha suñu ustaas yi nga xam si ñoom ñoo fi nekk ci télé bi rajo yi ak réseaux sociaux yi di wax war nañu wax bu baax a baax si li nga xam si moom mooy mariage li ci ku góor ki war maanaam li ci góor ki am ak li nga xam si ku jigéen ki am na ko ci comme ça bu ko defee problème yi dina xaw wàññi parce que des fois dañuy ay perte de repère dafay am ci ñoom ñaar ñëpp ku jigéen ki du xam lan moo ko war ku góor ki soit ku góor ki du xam lan moo ko war parce que bu ñu demee ba nga xam si ni comme ni ma ko waxee exemple bi ma joxe la jigéen ñi di téye seen bopp di tere seen bopp koo xam si ni jëkkëram la donc ustaas yi war nañ ci wax lan la ci diine wax bu baax comme ça ñoom dañ ci bàyyi xel xam na bu baax loolu yàlla daf ko tere ku góor ki aussi am na loo xam si ni war na ko ci ku jigéen ki moom itam mu xam bu baax a baax lan la am ci ku jigéen ki même su fekkente ne ku jigéen ki xam na ni tey mënul def li nga xam si moom la koy laaj mu ne mu muñal ko ba beneen parce que tamit jigéen am na fu muy toll du mën a sëy te loolu l'islam reconnaître nañ ko donc il faut tamit loolu ustaas yi nga xam ne si ñoom ñooy wax ci wàllu religion ñu wax ci bu baax a baax bu fekkee am nga loo ciy wax ci wàllu ustaas xam naa ustaas daa waaye xanaa ustaas yi dañuy waxati mais nañ dolli chaque jour nga dégg ñu wax ci xam nga loolu da ngay poser problème préparation mooy am waaw préparation mooy xam nga jour tey ji bu amee match bu ñu joué waa PSG wala waa Bayern dafay am benn moment am na ñoo xam ne sax yenn club dañuy am sax ba dañuy am psychologue balaa ngaa dem seen mu ñëw toog wax ak yow expliquer leen nga am keneen koo xamante ne joueurs yi yaakaar nañ ne kii ancien joueur la ñoom ñoom jox nañ ko cër mu ñëw dugg ci groupe bi waxtaan ak ñoom final bisu rendez-vous la final nii la mel nii ak li am leen comportement bi joueurs yi ngi leen di waajal parce que au delà de l'aspect physique am na benn aspect comportemental boo xamante ni joueurs yi war nañ ko am ci biir terrain bi te loolu du entraînement kese moo la koy jox c'est exactement la même chose ak sëy xam nga bëggante bi am na solo ñaari waay dencante ñu bëggante mais am na benn préparation boo xamante ne
waajur yi ñi nga xam ne ñooy dencante ñoom ñaar ñoo ko war a préparer xale yi ñu dem. maanaam avant sëy bi parce que actuellement dafa am benn effet de mode bu dugg ci mariage bi xam nga loolu effet de mode bu li ko indi mooy réseaux sociaux yi mooy benn mimétisme boo xamante ne c'est très patent boo xam ne dañ koy gis chaque jour lu visible chaque dimanche wala chaque samedi wala chaque jeudi nga gis ñu def statut def takk ay ban mu doon benn rêve boo xamante ne xale yu jigéen ñi jéemuñu percer lan moo nekk ci ginnaaw statut yooyu pour ñoom dañoo yaakaar ne jour boobu ni mu neexee ku nekk def la heureux ménage ku nekk wax la foofu la mariage yem or léegi ñoom préparation yi ni mu daan amee benn préparation xam ne papa ji moo koy def ak ku góor ki wala jabar ji yaay ji def ko ak doomam amatul léegi ci xale yi ñooy préparante seen biir préparation bi dafay dem par paire lay demee yow sa groupe xale bu jigéen bi groupe WhatsApp bi da ngay am jëkkër boo demee defali or préparation bi dafa am benn aspect bu ñu koy braqué ak bu ñu koy fixé mooy si sexualité lañ koy limité pour ñoom mariage léegi dafa limité ci sexualité parce que ci côté yooyu rek la lay wax ci côté yooyu rek lañ leen di waxee waaw utal lii préparé lii defal mi ngi noonu bokkal ci groupe bi bokkal ci defal ni or du loolu parce que xam nga ki nga dafay takk jabar dafa comme ni ñu ko waxee ci mythologique rek góor ak jigéen ñoom dañuy jàngal ne benn la ñu woon après bi ñu ko xaajale ku nekk di wër morom moo tax ñu je cherche ma moitié donc yow matoo moom matul ku nekk da ngay complété boppam man su ma takkee jabar dama war a tokkat ma ne man ba ma nekkee célibataire bi ma amee jabar lii la ma complété lii la ma jariñ moom mu ne Moustapha mi kat bi ma takkee lii la ma complété lii la ma jariñ su boobaa nag ku nekk mi ngi remplir rôle am bien vrai que kenn mënu koo remplir 100% léegi loolu nag mooy tax nga yëg na yow yaa ngi ci mariage mais nekk ci mariage sa jabar du yëg du la conseiller doo dem ngeen yaakaar ne sexualité kese la ça pose problème et malheureusement nag léegi dañoo fausser départ bi mooy préparation bi waroon du am parce que am na ñoom sax dañ naan bu ñu takk sëy pourquoi pas ñoom ñaar ñu ñëw toog dégg li ñuy wax mais fekkente ne xutba bi en arabe la dégguñu arabe ñoom ñaar ñu te presque waxtaan dafa waroon a am du fa am man je prône à ce que mu doon ay loo xamante ne ay genre assise des doon wala ay waxtaan yoo xamante ne waajuru ku góor ki ak ku jigéen dañuy ñëw toog am na ñoo xam ne nag bu ñu koy def mooy booy sëy si lañ yëpp ku jigéen ki rek moment boobu ku góor ki du fa nekk mais ku góor ki tamit dañ ko war a yëpp comme nekk fa bu ñu ñëwee ñoom ñaar ñu famille daje fa sa ëllëg sa yendu ba pare parents yi dañoo war a toog xale yi toog ñu xamal ne fii ngeen dugg lii ak lii moo leen di xaar ku nekk di nga bàyyi ku nekk di nga nangu mais toujours ku jigéen ki lañ yëpp ku góor ki kenn du ko yëpp bu ko defee mu yaakaar ne moom kilifa la ñu ne ko yow kilifa nga léegi am nga jabar lu la neex nga def mu yaakaar ne benn roi la boo xamante ne bu dee toog fële teg la ay tànkam may ma ndox ma naan fóot nga sama yëre bi def nga ni or c'est pas ça ku nekk da ngay jàppale sa morom rek pour sëy bi mën a jëm kanam ay ca mi ngi loolu noonu la ñu duggee ci li nga xamante ni moom mooy thème violence yi am ci li nga xamante ni moom mooy sëy yi ginnaaw li am fële ci Diourbel di benn su waay su tudd Adama Mbaye moom moo dóor soxnaam ba mu xam li tax mu dóor ko nag daf ko laaj boppam soxna si na ko mënul nekk tey dama sonn nañu bàyyi ba suba mais moom loolu la mënul dégg ba dóor na ko fële la mujjee nag ci tribunal bu flagrant délit boo nekk foofu ci Diourbel ba waa ji tëj ni ko fukki fan yi kaso Moustapha xam naa ni dañuy yëkkati jotaay parce que xam naa ni thème bi yaatu na yaatu boo xam ne te liñ ci mën a wax xam naa ni buñ ci doon wax fii ba journée bi di jeex du jeex donc lan ngay tàggatoo ñu yëkkati non duñ fi jóg buñ ko doon fii ba mën nañ fi wax fii ba ngoon duñ fi jóg mais li may wax rek mooy ñu am plus de responsabilité surtout góor ñi ñu am plus de responsabilité même bu yàlla bu fekkoon ku ko tooñ fa nga ko tooñee la lay ŋàddee ba léegi ku nekk yaa ngi am méttitu ngaam wala méttitu bopp foo toll yàlla sax day jéggale di jëlale donc pourquoi pas ñun ñi nga xamante ne yàlla dafa ñuy nattu ñuy nekk ak ay jigéen wala ñuy sëy ak ñoom ci kër yi wala ñi nga xamante ne ñoo war a dëkk ak ñoom ñu ne dañuy muñ di bës suñu xol parce que du lu ma metti rek ma faj ko si saa si am na yoo xam ne il faut ngay jàllale te booy jàllale di jël note si nga xamante ne yow mii kat ndax moo ngi avancé wala avancé wul parfois jigéen def benn comportement nga bët boo ko xoolee rek mu wàcc jigéen def comportement waxoo ko dara dafa dem ba dafay rus nga waxoo moom ci bët mu rus mais dinañ ne mën du jigéen yëpp mais nit ki di nga ko yar parce que bu ñu la koy jox dañ naan laan matul mais dina am di nga gis ku jël jigéen mu doon ku rambax ku ëppal ku réew mais ñu naan sëy bi du dem mais ku góor ki di góorgóorlu dem ba ku jigéen ki boo gisee cocc lay def ñooñu ñoo am mérite je pense que loolu la ku jigéen ki tamit ñu jox la ku góor koo xam ne dañ naan ki daawul fanaanal daawul yendal nga def ay effort ba ku góor ki ne cocc je pense que loolu la ku nekk dafa am formation boo xam da nga nekk dans une formation inachevée sa conjoint wala sa conjointe mooy mottale boobu la formation te formation bi ni mu koy mottalee mooy lan communication ak échange boo xamante ne dafay tegu ci sincérité. acca kon mi ngi noonu seen plateau bi nga xam si moom la ñu am ñu tuddee ko le point de la rédaction tey nañu indiwoon li nga xamante moom mooy violence conjugale doon ci waxtaanee taxawaayu ku góor ki ak taxawaayu ku jigéen ki nga xamante ñoom ñoo seq sëy bi Moussa ki nga xamante ni moom mooy Dóor waar moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy technique bi ak réalisation bi maanaam moo nekk ci caméra benn nit ñetti caméra di jaajëfal également toute la rédaction de Sunugal 24 ñoom tamit ñi ngi jàpp ci liggéey bi waaye tamit yéen kenn du yéen
yéen ñi nga xamante ni yéen safoo suñu ay programme nekk ci biir réew wala bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ci seen kóolute gi ngeen am ci sunu ay émission ak waxtaan yi nga xamante ni ñu ngi koy amal di ko jëmal ci wàllu askan bi di leen jox dig daje rek suba incha allah beneen plateau ak beneen actualité wala beneen fait divers boo xam ne si nañ ci waxtaan man ak Moustapha jaa ngeen jëf